mbokk yi xarit yi ngi seetaan dal leen ak jàmm ñu am mbégte saa su ne rek jàkkaarloo ak yéen ni ngeen ko gisee nag tey ñu ngi fii ci yëmbal précisément maire yëmbal sud ñëw amal waxtaan maire bi nga xamante ni rek moo jiite gox bi ginnaaw biñ xamlee ni dafa am benn cas communautaire bu yees si bi la gox sans plus tarder ñu daal di yéeg rek gën a yaatal. monsieur le maire ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. ñu bàyyi la nga présenté wu askan yi nga xamante ni xamuñu la xëy na. waaw man la Bara Gaye maire de la commune de Yeumbeul Sud. tey nag ñu ñëwoon seet si la ginnaaw bi ñu xamalee rek dafa am cas communautaire fii ci commune bu Yeumbeul Sud déjà ñu bëggoon xam ba ngeen yëgee nouvelle bi nan ngeen ko jëlee waaye it lan ngeen di wàcc jamono bii nii. alors ginnaaw bi ñu yëgee nouvelle bi balaa boobu sax laay wax am na ay mesures yu bëri yoo xamante ni jëloon nañ ko mesure bi ñu njëkk a jël nag bi ci gën a am solo mooy bi ñu yëgee ni jàngoro ji dugg na Sénégal ci la ñu annulé 8 mars. te ku ne xam ne ni Yeumbeul Sud depuis 5 ans daan organiser 8 mars avec les femmes de Yeumbeul malgré xaalis bi ñu leen joxoon ak financement yeeg yëpp alors le 6 mars déjà ñu ne femmes bu Yeumbeul yi nañu annuler la journée du 8 mars. ñu jóge ci loolu ñi nga xamante ni ñooy personnel bi daan xëy si ci maire bi muy le personnel administratif 95% ci ñoom ñu wax la ñu toog seen kër parce que aussi ay doomi jàmbur lañ ay papay jàmbur lañ bëgguñu aussi ñu choper maladie bi quelque part boobu maladie bi mu ngi dox ci Sénégal. ñu jóge fa tout ce qui est édifice public ñu tëj ko maanaam maison communautaire maison de la femme centre polyvalent bu Yeumbeul centre polyvalent bu Afia ñaari place publique yi ñu interdire tout ce qui est regroupement foofu donc déconnecté aussi li nga xamante ni mooy réseau wifi yi nekkoon ci place publique yooyu jóge ci aussi fexe ba daara yi ñu confiner leen li nga xamante ni mooy seen i biir daara donc jël aide alimentaire jox sëriñ daara yi muy 54 daara yu nekk Yeumbeul pour ñu war a mën a toog jàppale aussi ñi nga xamante ni mooy 200 familles chrétiennes yi fi nekk te nekkoon ci seen carême bi alors jàppale aussi ñi nga xamante ni ñoom ñooy 4 postes de santé ak ñaari maternité yi fi nekk ñu jàppale leen ci wàllu gel antiseptique ak lépp loo xamante ni danañ ko soxla pour lutter contre le Covid-19 malgré tout nag malgré mesures yooyu ñu jëloon yépp nag yàlla dogal le 7 avril ñu am suñu 2 premiers cas mu nekk benn cas communautaire après wàll ki nga xamante ni moom mooy soxnaam alors le 13 ñu am li nga xamante ni mooy 14 cas donc loolu mooy globalement situation bi nga xamante ni moom moo xew ci Yeumbeul ñu koy gérer nag avec responsabilité parce que c'est tout à fait normal munoo nekk ci bopp commune bu toll nii commune Yeumbeul Sud am 120 000 habitants ci 4 kilomètres carrés rek nga xamante ni ay densité de population au kilomètre carré de 25 000 habitants ngay am ba pare di am lu mel nii alors di ko sàggane donc vraiment ñu ngi ànd ak les services déconcentrés de l'administration ànd di doxal li nga xamante ni moom mooy mesures yi nga xamante ni moom la ñu les professionnels de santé édicté. leeral bi am na solo ni nga ko waxee léegi 120 000 habitants fii ci Yeumbeul Sud waaye ñu gis tamit dëkkuwaay yi xat na aussi jegante na. boo seetloo kër gu nekk dina am lu ëpp juróomi nit ci biir kër gu ne donc déjà dafa nekk quartier bi nga xamante ni on peut dire c'est surpeuplé est-ce que tamit jotul ngeen xoolaat ni nga xamante ni rek noonu ngeen di aaree askan wi wala askan bi ci boppam ñu gën leen rek sensibiliser waat pour ñu daal di moytu rek bi la doomu jàngoro. alors dafa fekk ni aussi comme ni ngeen ko sentiré ni ko Sénégal yëpp xamee Yeumbeul dëkkuwaayu lébu la parce que dafa bokk ci ñeenti dëkk yi nga xamante ni ñooy dëkku Seydina Limamou Laye alayhi salaam donc vraiment ñuy dëkkee noo xamante ni aussi ay concessions la ñu am donc amuñu ay 150 mètres carrés yoo xam ni da ngay ñëw xam ni bon voilà fii da ngay ibbi tëj et tout da ngay am benn dëkkuwaay boo xamante ni lu ñu mën a tuddee ab kër gu mag boo xamante ni mën nga fa fekk fukki njël ba fukki njël ak juróom donc loolu mooy concession et puis bëriwul koñ yi yoo xamante ni lotissé nañ ko parce que dëkkuwaay lébu la encore une fois donc loolu moo tax aussi comme ni nga ko waxee ni ñuy dëkkee dafay jegante loolu nag terewul yi nga xamante ni mooy mesures yi ñu édicté par les professionnels de santé wax ñu ko donc bu ñu ko toppee jàpp naa ni renforcer sensibilisation bi fexe ba quartier bi nga xamante ni foofu la mbir yi feeñ ñu fexe ni ñu koy cerner ba mbir yi bañ a génn donc jàpp naa ni mën nañ ci am résultat bi nga xamante ni moom la ñu bëgg. sànq ci say kàddu xam le ngay marché bi dañ ko daal di rek tëcc dakkal bépp activité foofu ngir rek moytu li nga xamante ni mooy regroupement yi rassemblement yi ngir éviter di wàllante doomu jàngoro bi ñu doon bañ kaay yi ni mel mais est-ce que tamit am na loo prévoir pour ñooñu nga xamante ni ñoo doon daan seen doole ci marché yi ndaxte ñu ci bëri ci ñoom tamit dañuy nekk ay soutien de famille di dàq seen wërsëg au jour le jour.
alors am bi mesure président de la république ñëwee ñu jëm ci li nga xam ne mooy couvre-feu à partir de 20h ñu am aussi état d'urgence nit ñi dañ ko doon respecté ñun à notre niveau am na mesure yoo xamante ni mën nañu ko jël en tant que collectivité territoriale mais dafa am loo xamante ni état du Sénégal la war n'est-ce pas bi mu instauré couvre-feu bi ba ñu dem ba sentir benn cas communautaire au niveau de Kër Massar préfet du département de Pikine dafa jël arrêté préfectoral tëj li nga xamante ni mooy marché Kër Massar yi ba pare tëj li nga xamante ni mooy commerce yi amoon ci rond-point boobu loolu nag moo daw ba yegg si fii nga xamante ni mooy Yeumbeul Sud commerce yi nga xamante ni tëj nañ leen fi état du Sénégal rek moo amoon responsabilité tëj lu loolu te loolu la préfet def ñun aussi en tant que démembrement wu état préfet du ñëw ni dafay tëj ay marché ñu ne ko doo ko tëj parce que bu ñu xamee ni loolu dafay bokk ci liy régler problème bi dañ ciy d'accord totalement keroog le sous-préfet bi mu ñëwee di ko tëj agent wu maire bi la àndal ñu dem ñu won ko place yi nga xamante ni ñoo fi nekk mu tëj leen ba tëj marché Afia bi loolu aussi c'est un manque à gagner terrible ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy commerçant yi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci dëkk bi parce que ñu ci bëri dañu daan dem ibbi jaay ngir mën a yónnee dépense tey ñu ne leen doo leen fi tijjeeti kon comprendre nañ ni loolu lu metti la lu doy waar la mais nag su fekkente ni loolu mooy régler problème bi ñu leen di ñaan ñu muñ te xam ni loolu du durer ad vitam aeternam maanaam du durer ba ilaa yawmi diin donc benn moment la rek boo xamante ni bu ñu demee ba xeex jàngoro ji ba jàngoro ji dem dinañ mën a permettre ñëpp ñu tijjiwaat mais encore une fois préfet du département moo joxe ndigal pour ñu tëj li nga xamante ni mooy commerce yi maire Yeumbeul Sud aussi nekk démembrement wu état il fallait que mu accepter lu mel noonu et ñuy wax commerçant yooyu aussi ñi nga xamante ni ñoo ci dëkkee Yeumbeul Sud ndimbal li nga xam ne moom la état bi di yónnee su fekkente ni bokk nañ ci seeni quartier nga xamante ni li ndimbal li di état bi yónnee délégué de quartier ak commission yi ñu teg ci quartier ñoom ñooy tànn ñi ko yelloo ñoom bu fekkente ni bokk nañ ci ñun ñu tàll ay la yëwoon bu ñu ñëwee danañ leen ko jox bu fekkente ni nag bokkuñu ci parce que je rappelle que Yeumbeul Sud dafa am fukki junni ménage ak juróom-ñeenti junni état bi lim ñu envoyé juróom-benn junni la ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñett fukk ak benn 6981 kit la ñu envoyé donc incha allah bu ñu demee ba distribuer kit yooyu ba pare ñeneen ñi nga xamante ni ñoom ñoo ciy des incha allah maire bi dana leen jàppale su fekkente ni commerçant yooyu nga xamante ni amoon nañ benn manque à gagner bu terrible dañ ko soxlawaale aussi incha allah danañ ci def li loo xamante ni mën nañ ko incha allah. defe naa leeral yi am na solo loolu wante jamono bi tamit état du Sénégal daal di commencer rek di distribuer li nga xamante ni mooy aide d'urgence alimentaire yi ñu bëggoon xam yéen tamit fii nan ngeen ni organiser woo rek pour mu am transparence ginnaaw bi nga xamante ni ñu ngi commencer dégg scandale yu bari ci wàllum séddale dund googu. scandale yi moom ca kaw la jógee nañu passé marché yeeg nañu kañu jox transport beeg yooyu mais scandale moom kenn mënu ko wax ci maire yi en tout cas te sax je voudrais rassurer les populations. Scandale mënul am ci maire yi parce que dafa am lu ñu tuddee registre national unique mooy ñi nga xamante ni waa agence nationale de la statistique et de la démographie ñoom ñoo wax ni ñii ñoo gën a ndóol ca quartier ya ñoom ñoo gën a néew doole ca commune ya ñooñu déjà xam nañ leen seeni liste egsi na su dee wàll wi ma concerné muy Yeumbeul Sud bi loolu ñu ngi toll ci ñetti junni ak téeméer ak juróom-ñaar fukk 3170 ñooñu xam nañu leen déjà seeni liste ñëw na jébbal nañ ko ñi nga xamante ni ñooy délégué de quartier ci état bi mu koy jaarale ci préfet la ko jaarale mu jaarale ko ci sous-préfet mu indil ñu ko donc ñooñu xam nañ ni dañuy am mu des beneen lot boo xamante ni ñu ngi toll ci 3781 muy ñetti junni ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak benn ñooñu aussi maire bi mënu ci lenn parce que délégué de quartier juróom fukki quartier ak juróom-ñeent yi nekk ci Yeumbeul délégué de quartier bu ci nekk bañ ko séddalee dañ ne la am nga ci nangam boo demee sa quartier da ngay mettre en place benn commission boo xamante ni ndaw ñeeg jigéen ñeeg bàjjenu gox yeeg ñi bokk ci comité de santé bi ak directeur école bi ñëpp dañ ciy bokk ak OCB yi ñooñu ñooy tànn ñi ko mérité donc liste ba jóge ci kaw xam nañ ko liste bi jóge ci suuf délégué de quartier yi ñoo koy defal donc Bara Gaye en tant que maire mënul jël benn saaku ceeb di ko may kii que ce soit transparence gënul leer loolu fi ñu wax mu dem dana dem bu dee affaire scandale nag nañ ko seet ci kaw ñu joxe marché yeeg ñu joxe transport beeg loolu moom vraiment concerné wuñu quoi. ba tey dañuy des ci commune Yeumbeul Sud ñu seetlu aussi ni que dem beex dikk bi bëri na fi loolu wàllum côté transport en commun mais gisoon nañ joxewoon nañ ay sanctions di wax transport en commun yi rek ñu
aéré li ñuy jël wàññi li ñuy jël ci lim mais gis nañ ni ba tey kaar yi lim bi ñu daan jël lañ doon jël est-ce que jotu tamit mairie bi daal di bàyyi xel tamit ci loolu. alors yàlla dafa dogal man ligne 54 bi dafa jàkkaarloo ak mairie bi en tout cas ligne 49 43 ligne 43 bi dafa jàkkaarloo ak suma commune en tout cas bu ñuy départ fii ñu ngi respecter normes yi lan la ñuy for ci mbedd mi nag loolu moom mënuma ko assurer ndax duma ànd ak ñoom wala may jël sama oto di topp seen ginnaaw di xool ba xam est-ce que ñi fiy départ yëpp ñu ngi respecter li ñu leen wax mais képp kuy départ ci arrêt bi yaa ngi koy respecter alors Ndiaga Ndiaye yi aussi premier jour bi jàppoon naa ni respecté nañ ko parce que aussi dama yor sama oto damay dox damay xool damay gis super yi jàppoon naa ni premier jour bi respecté nañ ko mais nañu reconnaître ni Sénégal yëpp la relâchement dafa am ci li nga xam ni moom mooy mbiri mesure couvre-feu bi et loolu bu amee ki nga xamante ni moom lañ ci interpellé muy état du Sénégal moo war a jël ay responsabilités am ci loolu parce que bu ñu dee wax couvre-feu ak état d'urgence les forces de défense et de sécurité ñoom ñoo war a jouer rôle bi gën a primordial ci loolu donc loolu ñoom ñoo ci war a accompagner ñi nga xamante ni ñoom ñooy taxaw ci kaw tali yi wala ñooy habitants yi wala ñoom ñooy population wala ñoom ñooy collectivité territoriale donc su fekkente ni waa transport yi respecté wu ñi nga xamante ni mooy mesures yi état du Sénégal a le pouvoir de faire respecter li nga xamante ni mooy mesures yi nga xamante ni jëloon nañ ko en ce qui concerne Yeumbeul Sud Yeumbeul bu guddi gi jotee da ngay jàpp ni couvre-feu amu fi parce que li ñu fiy gis policier bëriwul pour lan parce que dañu bokk ci communes yi nga xamante ni ñoo gën a néew ci Sénégal yu amul woon poste de police amuñu gendarmerie amuñu brigade sapeur pompier yàlla dogal depuis 2014 saa bu ñu musaan a laaj état ni nañu defaral poste de police ñu ne bokkagoo leen ci programmation bi ñu comprendre loolu mais daaw ñu entamé loo xamante ni maire bee ko defaral boppam te waruñu woon ndax mbiri sécurité publique la tabaxal nañu sunu bopp poste de police équipé ko indi ndox indi courant en rapport nag avec le ministre de l'intérieur le ministère de l'intérieur juróom benn mission envoyé nañ ko ba mission yëpp jeex na ba validé nañ depuis ñaari weer ñu ngi xaar ñu ibbi li nga xam ni mooy poste de police boobu ay la yeewoon nañ ñu ko tijjil loolu la ñuy ñaan et j'interpelle directement le président Macky Sall cette fois-ci état moo waroon tabaxul état waroon a équipé wu état waroon a indi ndox di ko fayu ko ñoo ko def état waroon a indi courant di ko fayu ko ñoo ko def parce que dañu jàpp ni nous sommes un démembrement de l'état nekkuñu en compétition avec état du Sénégal parce que dañu bokk ci état du Sénégal ñoom mënuñu tabax ñun tabax nañ jébbal nañ leen ko nañ ci def li war bi ñu mujjee jokkoo ak le ministre de l'intérieur dafa waxoon ni disposition yëpp danañ ko jël très rapidement danañu ibbi en attendant que Covid 19 bi jeex bu ñuy inaugurer soxlatuñu sax inauguration li ñu soxla mooy nañ ñu indil ay policiers ci poste de police bi nga xamante ni Yeumbeul Sud moo ko tabaxal boppam au moins nit ñi dina mën a am benn aspect dissuasif ngir ñi mën a respecter li nga xamante ni moom mooy couvre-feu bi loolu nag taxul ma wax ni waa Yeumbeul respecté wuñu couvre-feu bi de déedéet respecté nañu ko mais dafa am solo bu ñu waxee couvre-feu ne serait-ce que pour sécurité askan wi nga xam ni dañuy teel a tëdd wala dañuy teel a tëj seeni commerce ñuy sentir ni auto police yi ñu ngi daw di def ay rotation di dugg ci mbedd yi mais fii boo fi gisee auto police bala nga ko gisati dafay doy waar te loolu aussi taxul ni damay wax lu bon ñi nga xamante ni ñooy police bi ñu couvrir déedéet police ba ñu couvrir ma nga ca ASECNA Yeumbeul Nord la yàgg nañoo couvrir ñi ngi def li ñu mën mais effectif bi du doy ci ñaari communes yoo xam ni boo boolee seeni population dana jege 300 000 habitants ñetti téeméeri junni nit donc loolu dafay xaw a doy waar donc li ñuy ñaan encore une fois état bi mooy nañu ibbi le plus rapidement possible li nga xamante ni mooy poste de police bu Yeumbeul Sud. defe naa am na solo loolu au-delà de activités yi nga wax nii yëpp monsieur le maire bëggoon nañ xam lan ngay wàcc pour jeunesse su Yeumbeul Sud ndax tamit ni nga ko waxee rek rassemblement yi dañ koy tere mais doon na quartier yoo xamante ni tàmmoon nañ di gis jeunes yi di toog di regroupé wu def ay daje jamono bii nag ñuy wax cas communautaire est-ce que jotul tamit ku nekk toog biir këram ngir rek ñu aar seen bopp waaye it dimbali la ci liggéey bi nga xamante ni yaa ngi koy def ngir saafaral doomu jàngoro bi en tout cas fii ci commune Yeumbeul Sud. alors jàpp naa ni depuis ñetti fan nag mbir maa ngi commencé di changer parce que dafa daan de manière anodine nit ñi dañu daan génn seen buntu kër toog voilà ci guddi gi comme dañuy respecter distanciation sociale bi ñu toog di waxtaan
mais bi ñu commencé gën a sensibiliser ba léegi mbir mi am na solo et li taxoon aussi mënuñu woon def yenn mbir yi mooy état du Sénégal dafa gérer loon boppam lépp au niveau stratégique mais démb bi ñu woowee ci àjjuma ji ministère de la santé et de l'action sociale en réunion d'urgence ñun maire yi nga xamante ni ku ci nekk sa commune am na cas communautaire liñ ñu wax leer na état bi dafay changer doxalin naka lay changer doxalin comme ñi ngi wax ay cas communautaire ndax maîtriser nañ cas importé yi nañu gérer problème bi au niveau communal au niveau communautaire et loolu suñu ko dee wax impliqué nga maire bi impliqué nga bàjjenu gox bi impliqué nga délégué de quartier bi impliqué nga jeune bi nekk ci conseil de la jeunesse impliqué nga ASC bi impliqué nga ki nga xam ni mooy relais communautaire donc loolu moo waral démb bi ñu jógee ministère rek li ñu njëkk a def mooy jël lu toll ci junni masque ak li nga xamante ni mooy ay madaar eau de javel ak savon ak li nit ñi di soxla ci wàllu cet yóbbul ko ñi nga xamante ni mooy quartier yi mbir mi laal impliqué nag ñi nga xamante ni mooy les acteurs communautaires ngir ñu commencer déjà sensibiliser la population parce que jàpp naa ni dañu nekk ci ay zones yoo xamante ni dóore wala dàqante du régler mbir yi nit ñi réere wuñ mbir ni maladie bi mi ngi fi te am na ñoo xamante ni jot na leen a tëral déjà li ci gën a am solo te ñu koy privilégier te nit ñi dëgëruñu bopp mooy ñu waxtaan ak ñoom te ñu ngi waxtaan ak ñoom ñëpp ñu ngi ñu ciy jàppale muy les acteurs communautaires te incha allah dinañ ci am résultat très rapidement. jamono bi ni nga ko waxee rek ngeen amaat cas communautaire nan la maire bi di organiser woo rek ngir gën a saafaral bi filewoo ci biir Yeumbeul. alors amaatuñ cas communautaire nag tey cas communautaire bi ñëw erreur la vraiment dañ ko attribuer Yeumbeul Sud mais du Yeumbeul Sud. sunu mbokk Jidda Caaray Kaw yi la mais comme damay faral di wax ni Jidda Caaray Kaw ak Yeumbeul Sud benn la parce que dañoo am frontière mais du Yeumbeul Sud Jidda Caaray Kaw la donc cas bi ñu am ñun benn cas la woon boobu moom la ñu amoon le 7 donc jusqu'à présent benn cas la ñu am muy cas communautaire ak 13 cas contact yoo xamante ni c'est testé positif muy 14. 13 cas yooyu noonu seen wàllu wér-gu-yaram fu mu toll. seen wàllu wér-gu-yaram aussi ñoom it je crois que ñu ngi am tan parce que ñu ngi leen di jokkoo ak ñoom téléphone ñu ci bëri damay waxanteeg ñoom donc ñeneen ñi nga xamante ni confiné lañu woon aussi muy bërki démb ñu tolloon ci lu toll ci 93 personnes yàlla dogal na bi ñu leen njëkkee defal ay prélèvement c'est négatif mais pour autant duñu leen mën a bàyyi ñu génnaat parce que dañu amoon contact ak ñi nga xamante ni kenn ci ñi feebar donc dañu leen fay teewaat loolu wàllu kër docteur la ba heure bu ñu leen war a defalaatee test bu négatifité ñaari yoon je crois que ñu soog leen bàyyi loolu mooy waral 14 jours yi ñu nga xamante ni war nañu ko toog ci hôtel yi. monsieur le maire la mooy sa dernier mot. sama dernier mot rek mooy di gën a ñaan ñi nga xamante ni ñooy askan wi nekk ci Yeumbeul Sud ak ñi nekk ci Sénégal yëpp ñu wàccoonte ak li nga xamante ni mooy les mesures barrières yi nga xamante ni moom la les professionnels de santé édicté alors ñu ngi ñaan nit ñi aussi ñoom ñëpp ku ci nekk. koo mën a sensibiliser nga sensibiliser te ñu éviter les contacts humains parce que contacts humains yi fa la jàngoro ji di mën a duggante sunu biir tey bu ñu amul contact man ak yow respecter distance su 1 mètre man ak yow du ma la mën a wàll maladie bi wala doo ma ko mën a wàll suñu jokkoowul laalante wuñ doo ma ko mën a wàll te du ma la ko mën a wàll donc vraiment nañu gën a booloo ñi nga xamante ni noonu les acteurs communautaires ñu gën a booloo ngir renforcer li nga xamante ni mooy la sensibilisation parce que sensibilisation rek moo tax ñu mën ci génn mais il ne sert à rien aussi di sensibiliser di dajale ay mbooloo parce que sensibiliser yor sa rajo ak sa oto yuuxu ci dëkk bi xale yi daw topp la kenn ci ñoom am ko ñëpp wàllante ko loolu amul sens donc nañu respecter les mesures barrières xam ni li mbas bu fi jaar rek la te incha allah bu ñu respecté li ñu wax def ni nga xamante ni noonu lañ ñu ko waxee incha allah dina fi jóge ci jàmm te di ñaan yàlla nag aussi parce que aussi bu dul dara nous sommes des croyants nous sommes un peuple croyant nañu ñaan sunu borom mu teggil ñu ko ci jàmm nga xamante ni ñëpp dinañu mën a dellu ci seeni activité